sëñ bi Clédor Sène maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay fay di nuyu waa auditeurs u Rewmi FM yëpp. yow yaay njiital Clair Vision gindi askan wi bokk tamit ci ñu sos mouvement bi di le peuple waaw lan moo waral le peuple ak fan ngeen jëm. waaw mouvement bi ñu wax le peuple ñu ngi ko sanc démb ñu ngi ko fësal démb te li ko waral mooy dictature bi nga xam ne moom moo nekk di déroulé wu fii Sénégal ak noot gi ñuy noot askanu Sénégal. moo tax nitu dëgg valeur bu Abdou Karim Gueye rassemblement pour la république bu professeur Cheikh Omar Diagne CUSEMS authentique bu Dame Mbodj 1 million marche bu Assane Diouf ak Madina Dieng association Majid te coordonnateur am Cheikh Diop représenté ko depuis Touba ñu ànd taxawal benn kuréel bu ñu tuddee le peuple kuréel la boo xam ne nag ay association de société civile ay mouvement citoyen la dajale te dañ koy yaatal bépp sénégalais boo xam ne xeex injustice ñor na la taxawu démocratie ñor na la défendre justice ñor na la donc loolu li ko sabab mooy dossier Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa bëri loo xam ne daf ci lënt te lépp day wane ni pexe la pour ndërmeel benn adversaire politique pour fàggaagal benn adversaire politique xeetu pratique yooyu nag lañ dul bàyyi mu jàll parce que bu jàllee suñu paree ci Sonko ci ñun ñii lañ jëm donc dëkk warut a doxee noonu parce que fii dëkku démocratie la démocratie bu ñu xeex ay ati ba am ay acquis kon du ñu seetaan président Macky Sall di ko ndërmeel di bunu xataal nit ñi di fitnaal nit ñi ci lu dul dëgg te ñoom dañuy jalgati yoon. lan nga yaakaar ni mouvement bi mun na ko indi ci bii lay xeex ndax am na ñu leen fi jiitu ay mouvement Frapp France dégage ay Y'en a marre ak yeneen ba sax député opposition bi ñu ngi ci xeex bi boobu ak léegi te gisuñu luñ ci soppi. xam nga mouvement bi su doon suñu sago sax lu ñu àgg ci xeex parce que araftu mën na tere xeex am. parce que bu fekkee président Macky Sall nitu jàmm la ànd na ak xelam. dina xam ni li mu nas nii sooy na plan bi ñi ko nasal bokk ñi ko nas bokk daanu nañu ñu dellu ci gannaaw bu boobaa jàmm ne ñooy mais li indi ay toujours ñoom ñoo koy sooke parce que ñoom ñoo dem fekk député boo xam ne dafa am immunité parlementaire am ñu ni dañ koy jàpp kooku it woo ay nitam défendre ko alkaati yeeg waa Pastef fi nekk fay xeex léegi lan moo indi xeex boobu li alkaati yi def ni dañuy jàpp koo xam ni mbalaanu kiiraayam moo ko aar te loolu jalgati yoon la nit ñi ñëw défendre mbalaanu kiiraayam ñooñu am nañ ci droit kon léegi ñooñu pourquoi ñu leen di topp naan leen incitation à la violence ak incitation à l'insurrection ak yooyu parce que ñoom ñoo yore seen texte ñoo yore seen loi ñoo koy appliquer ku leen neex ñooy bindal ku leen neex parce que fii la Aliou Dembourou Sow menacé Sénégalais yëpp ak jaaseem ni alpulaar yi nañu jël seen jaasi defante kook ñëpp ñi nga xam ne dañu contre troisième mandat ba noppi fal fi ab alpulaar ba tudd Abdoulaye Daouda Diallo kooku ba mu koy def ci discours public la ko def donc flagrant délit la donc amul mbalaanu kiiraay tout député qu'il était donc procureur musu ko woo te ba noppi dafa indi affaire boldeekul te xeet apologie ethniciste te loolu lu doy waar la ci réew te kooku ñu ngi ko bàyyi ci sagom ba ab ministre di ko layal ci ay plateau de télévision Abdou Karim Fofana di naan li mu def dara nekku ci culture et cetera di jéem a expliquer loolu donc kooku moom mën na woote violence mën na woo askanam ñu defante kook yeneen xeet maanaam yeneen waaso alors que ki nga xam ne dafa am leader am boo xam ne mbalaanu kiraay moo ko aar warul mën a aar leader am boobu am mbalaanu kiraay te police ni da koy jël si kon ñoom ñi violé loi bëgg a jël si député bu am mbalaanu kiraay ñoo fa indi xew-xew yooyu ba ay Auchan Total ñu taal leen ci ba mu indi ay problème ba ñu jàpp ci ay nit di leen torturer di leen brimer ba di leen laaj sax ndax yéen séeréer ngeen wala joolaa ngeen xam nga yooyu ay dérapage yu grave loo xam ni régime bi kese lañ ko gisee parce que yéen a ngi fàttaliku ku jigéen kooku xaw ma naka ba Penda Ba fii la nekk saaga askanu lëmm mais géwélu Macky Sall boobu nu mu tuddati waaye Farba Ngom mais moo dem ni xale bi du fanaan ci kaso bi dañ ko obligé génne ci jamono joo xam ni beneen woykat dafa traité Macky Sall de unk la ko wax de. ñu tëj ko kaso léegi mënuñu génnee Penda Ba bàyyi ko foofu ñu mujj leen génnee ñoom ñaar kooku elle a dit son salut à Penda Ba
donc yu mel noonu mooy justice bu tëddeewul njaaxaanaay kese justice boo xam ne ay homme politique ñoom ñoo lay dawal maanaam ñu jàpp ab penn ba benn géwélu Macky Sall ñëw ni du fanaan ci kaso bi ñu génnee ko te procureur juge placé ko noonu la réew mi doxee moo tax union des magistrats du Sénégal kuréelu magistrats yi ëmb Sénégal génnee nañu benn téere di ñaawlu li nguur di jëfandikoo justice di dugalee loxoom ci doxalinu justice dañ koy ñaawlu gis nañ fi ay juges yu démissionné justice bu tëddeewul njaaxaanaay nag ay rek lay indi ak taalum réew parce que kenn du ko wóolu nit ñi dañuy fajal seen bopp moo tax dinañu créer le peuple pour taxawal suñu bopp parce que ñun ñi woon on fait confiance à la justice de notre pays yëpp dañ leen sacrifier muy Karim Wade muy Khalifa Sall koo jox mu ne man daal wóolu naa sama justice yow maa ngi xaar ñoom ñëpp dañ leen éliminer politiquement injustement kon ñun nag tolluwuñu foofu dañuy fagaru ba nga xam ni àq ak yelleef pour doomu aadama yi dañ koy respecté suñu ay liberté individuelle dañ koy respecté su laajee jàmbaarloo ñu jàmbaarloo loolu moo tax ñu créé kuréel boobu pour organiser wu ci niveau quartier yi créer fa ay comité de résistance pour ñu toog xaar parce que ñii fu ñu jëmee wax nañ ñu ko de façon claire te ñoom ñu ngi teg seen ay actes de façon claire fii la Macky Sall mi nga xam ne moo am majorité assemblée nationale jékki-jékki ni léegi loi d'urgence ak état de siège da koy téyel boppam ci loxoom rocc ko ci assemblée nationale bi nga xam ne moo fa majorité pour lan. mais yow yaa ngi woote résistance maanaam askan wi takku te xam nga ni loolu tamit lu muy jur tamit ci wàllub yoon du ñàkk mu am ay jeexital foo teg boobu la sañ-sañ. waaw xam nga boo nekkee ci dëgg doo ci bañ li la ci mën a fekk wala kaana murran la ñuy wax doo calculer ni mën nañ la cee rey mën nañ la cee jàpp mën nañ la cee torturer mën nañ la cee laagool loolu yëpp xëj na ci nag de te ñun dañ ko xam ci lu leer mais dañu engagé suñu responsabilité parce que xuppukaay boobu muy yoon seen kaso boobu kese ñu am di ñu ko xuppee seen alkaati yi ñu am di ñu ko xuppee di ñu dóor ak gaañ ko tëj kaso bu fekkee ni loolu moo ñuy tiital ba ñu toog jàpp suñu ñàmbur loolu mooy nooteel day exercer wu suñu kaw nooteel nag dañ koy bañ te mën na jur lu nekk fu mu yem neex dañu pare pour jàkkaarloog ñi pour jàmmaarloog ñi pour foqati ci ñoom suñu àq ak suñu yelleef te mën na àgg ba foqati ci ñoom suñu réew. yan moyen ngeen am yan jumtukaay ngir jàmmaarloo ak ñoom jàmmaarloo bi ngay wax. moyen populaire parce que dafa am sax lu ñuy wax immunité populaire am na ñoo xam ne askan bi ñoo leen di aaral seen bopp ba kenn du leen laal loolu bu ko nguur gi comprendre Macky Sall je crois que sax comprendre na ko parce que dégg naa 31 décembre mu naan am na ñoo xam ne bu ñu leen arrêté dëkk bi day yëngu xaw ma dara day tuuru xaw ma nangam yooyu du ci dugg. donc immunité populaire mooy loolu. donc askan wi bu organisé wu au niveau de toutes les villes de tout le Sénégal de tous les quartiers doole boobu amul ku ko mën a dékku bu organisé wu. te ñu ngi koy gis muy xew ci yeneen dëkk yi li ci mujj mooy Mali mobilisé wu nañu mais xeexuñu. loolu résistance la. léegi nag bu fekkoon ni dañu daloon seen kaw léegi boobaa xeex lay doon bu fekkoon ni dañu leen fekk fa ay 2 millions de Maliens rassemblés ñu ne armée dal leen seen kaw boobaa beneen affaire la mais li ñu mën foofu lu ko raw mën nañ ko fii mais loolu nag dañ koy organiser te bu laajee jàmbaarloo it ñu jàmbaarloo parce que dañuy agressé. ñu gis ni ñi jiite kuréel gi ngeen sos di le peuple ñu bëri jaar nañu prison ci kon ay xeetu woote yi ngay def bokk na ci Assane Diouf Abdoul Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaak yow mi sax ci sa wàllu bopp ak ñeneen xanaa da ngeen namaat rek dellu foofu wala bi la yoon dafa am feen ko teg. xam nga affaire bi dafa dépassé ay jëmm doomu aadama ak seen liberté. ak seen intérêt. parce que man li gën ci Abdou Karim mi nga xam ne dafa feebar. li gën ci nu mu tudd ci Assane Diouf mi nga xam ne moom tànkam dañ ko endommagé prison te bu yàggul la fa jóge mooy mu am jàmm boppam ñun bu ñu neexoon nekk ci suñu teranga ak suñu donkaas yi ku nekk li jën ci sa bopp. donc loolu dafa dépassé ay jëmmi doomu aadama ak ay liberté doomu aadama parce que ñun dañu mettre suñu liberté ak suñu jëmm en jeu mettre suñu sécurité en jeu pour njëriñu ñëpp y compris yow mi may poser question pour seen njëriñ yéen ñëpp. kon tey jii lu metti lu mel ni prison du lu ñuy mbébét wala lu ñuy namm mais lu ñuy teg ci balance la ak loo xam ne moom mooy sa àq ak sa yelleef ba xool bu la ci gënal donc nit ku nekk yow mënoo am bëgg dara ba noppi du la jaral dara boo bëggee dara il faut mu am lu mu la jaral bu fekkee ni dee mën na la ci fekk xayrun sax mooy tant mieux c'est pas le bon mot
su fekkee ni dee mën na la ci fekk muy noonu bu fekkee ni prison mën na la ci fekk muy noonu mais loolu bu mu la tënk ba sa àq ak sa yelleef doo ko laaj wala doo ko foqati ci jamono boo xam ne yow yaa ngi dund nooteel parce que nit ñi fii quand même li ñu leen di teg dafa metti da ngay gis ñoo xam ne yow da nga tooñ seen leader am immunité nga ñëw ni da nga leen di jàpp ñooñu ñëw taxaw seen buntu kër leader nga xeex ak ñoom leen dóor ay bal en caoutchouc yooyu ay jàppante am fa nga monter leen dossier criminel dossier correctionnel atteinte à la sûreté de l'État incitation à l'insurrection incitation à la révolte ak yooyu loolu nag moo fi war a jeex moo tax ñun ñuy woote loolu comme procureur loolu lay jàppaate ñun loolu la ñuy woote léegi comme moom day jàppaate na feesal kaso yi mais loolu rek la. affaire bi du question xaru du question ñàkk ànd ak sago ñun lépp lu ñuy def xam nañ ko parce que boo xoolee kuréel boobu maa ngi ci fàttalimaale sax ku mel ni Mansour Mboup nga xam ni kooku borom xam-xam la maa ngi ci fàttalimaale ku mel ni professeur Cheikh Omar Diagne kooku it borom xam-xam la ñun li ñuy def xam nañ ko Assane Diouf ku ànd ak sagoom la ku am xel la ku am xalaat la. donc ñun li ñuy def xam nañ ko te dinañ ko gën a yaatal ba ñu xam ni ñun ñii caaxaanuñu parce que nguur gi ci boppam ñoom ñoo gën a xam fi ñu jëm ak ñoom parce que ñun xam nañu fi ñu bëgg a jëmee. kon ñun dañuy waajal suñu bopp ba bi yoon du ñu bett parce que ñoom waajal nañu seen bopp depuis 2019 ci parrainage bi suréquipé seen ay forces de l'ordre parce que am na lu ñu doon séntu mu xew te amul tey jii seen jumtuwaay yooyu la ñuy nekk di exercer ci kaw militants Sonko yi seen bal en caoutchouc yeeg yooyu am na yeneen ñuy denc yoo xam ne yàkkamti nañ koo génnee ñoom dañu yàkkamti jàmbaarloo ko léegi ñun nag dañuy toog ba ñu écraser ñu duñ ko def gis ngeen ci premier couvre-feu bi ñuy génnee ay buum di dóor nit ñeeg ay lu nekk di génnee nit ñi seen oto di leen toroxal mel ni askan bi dafa am lu mu joteeg force de l'ordre yi léegi nag ñun dañuy toog noonu rek di subir non dañuy organiser wu ba nga xam ne bés bu ñu naree imposer lu ay parce que kenn xamul kañ la ñuy dem élection. léegi ratissé nañu Casamance. feefu Sonko après ñu jàpp Sonko léegi après ñu bëgg a jàpp Sonko. waaw léegi loolu bu ñu ko réussir léegi kan moo fi nekk en face du régime zéro opposition mënut a am. donc il faut ñi nga xam ne nekkuñu ci parti politique yi nekk ay jàmbur toog seen et puis il faut que Sénégalais yëpp. jeunes yëpp xam ni xeex bi seen xeex la. xeex bi du xeexu Clédor du xeexu Dame Mbodj du xeexu Assane Diouf xeexu ñëpp la donc ñun suñu àq ak suñu yelleef ñun ñoo ko war a défendre ñun ñoo war a arrêter ce régime dictatorial parce que Sénégal dëkku liberté la dëkku démocratie la 2019 la ñu waroon renouveler mandat maire yi ñu ngi ci 2021 ba léegi kenn waxagul lu ci jëm ñuy wax ay waxu couple élection ñuy wax ay waxu troisième mandat kenn xamul ci ban régime la ñu nekk te ñoom ñuy jalgati yoon nu mu leen neexee lépp lu assemblée bi am président Macky Sall jël na ko téye ko ci loxoom loi d'habilitation 1000 milliards état d'urgence état de siège lu muy waajal lu muy doyee police ak gendarmerie ci loxoom te assemblée bi mu am fa majorité léegi ñun tam lu ñu waajal suñu bopp xam fu mu jëm ak ñun. loolu rek la boo koy def. loo ci am loo ci làq wax bi amatul nëbbatu. xamul tax amatul nëbbatu parce que Aliou Dembourou Sow bi muy wax dafa ni fàng ba ñu koy défendre kon man tey jii procureur mënuma woo ci incitation à la violence wala incitation à l'insurrection parce que Dembourou Sow mu ngi fi bu woowu Dembourou Sow mënumaa woo kon ñun dañ koy wax pour mu leer moom daf ñu sax dimbali parce que moo ñu may ñu wax discours bu leer bi. nga xam ne dañuy organiser jeunes yi de façon visible sans ay làqatu sans ay nëbbatu. ci au niveau de chaque quartier bu taxaw jotee ñu taxaw ñu xam ne ñii ñoo joxe mot d'ordre bi ñii ñoo yëkkati xeex bi ñu ngi nii lu ñuy def ci ñun ñuy def ko ci ñun mu jeex. lu mooy politique bi ak li ngeen di wax wàllub démocratie gis nañ tamit mbir mi lu ko sooxee wàllub kon siif la moo ci gën a fës loolu lan la ci yoonu tamit kilifa diine yi ndax yenn saa ñu dégg leen saa yu xeetu tuumal yi jibee. waaw man ànduma ci ñuy interpeller kilifa diine yi ci ñu wax ci loolu. parce que ñu interpellé kilifa diine yi sax ñoom ci danger bi am ci fàggaagal adversaire politique bi nga xam ne dañ koy fexee monter ay dossiers peut-être ci côté boobu la ñuy intervenir man duma intervenir ci côté kilifa diine yi bu fekkoon ni nit ñi dañu gëm ni affaire siif lu firndewu la kon xoolal ñëpp tekk la ñuy def di xool fu wanante di mujjee ak yi gëtam mais ci premier jour bi mais la accusation yooyu yëpp ndërmeelu parce que 4-4 moo jël ci xale bi moo woote ñu jël ci ko fa mbir mi amee ay nit ak fa dëkk nit ak jabaram a nga fa ak yeneen employé yu liggéey seede yi daaneel nañu loolu rapport médical bi ñu teg bët ñun nee na sëy amu fa rapport amu fa dara amu fa oto bi ko yóbbu avocat ngi ci
docteur ngi ci kon ñii dañu waajaloon li ñuy waaj ñu dem ba ci biir ñu ne léegi toppatuñu Ousmane Sonko alxam la ñuy topp x loolu du incohérence. waaw sëñ bi seen ba mbir mi éclaté nag ba léegi ñu nemmeeku tamit li ci bees mooy ay xeetu xoxatal ak i menace de mort yu ñuy kon yëkkati léegi nag bu fekkente ne nag dogu ngeen ngir défendre Ousmane Sonko di ko layal lu tax keneen mënul am tamit sañ-sañ layal Adji Sarr wala sax nguur gi ndaxte moom tamit dañ ko ciy jam baaraamu tuuma. non ba ñu lool. débat d'idée la war a doon kii wax jëm ni kii wax jëm ne li ci warul am kay mooy ay saaga. ak ay menaces de mort parce que loolu moom fu mu mënti jóge kenn mënu ko rafet lu dul baax te loolu du ñun mouvement citoyen ñoo ko war a lijjanti mais mbirum yoon la yoon moo ko war a lijjanti. donc man tey jii buñ ma menacé woon de mort damay porter plainte wala ma bàyyi mu sedd. kon boobu fu ma porter plainte ci loxo yoon lay nekk moom moo koy lijjanti kon loolu du loo xam ne dañoo bañ ku défendre Adji Sarr parce que ñun sax la ñu bëgg Adji Sarr ci boppam ñu def pétition wala ay tag xale yi jeunes yi. pour ñu génnee ko fu mu nekk parce que kenn mënu ko gis papaam mënu ko gis mu ngi jóge ba dëkk ba moom moo mën a woo papaam mënu ko woo parce que numéro inconnu lay wootee te nee nañu avocat boobu moo ko fat kenn mënu ko gis moom elle a pas les moyens de se prendre en charge ñu téye ko nëbb ko ñëpp pour kenn bañ a accéder ci moom au contraire ñun dañ koy sax défendre parce que dañ koy utiliser te liñ koy sant bu fekkee ni sottiwul moom ci boppam mën nañu ko faagaagal donc pour sécurité on rend l'État responsable de la sécurité de Adja Sarr nguur gi lépp lu dal Adja Sarr seen responsabilité mënu ci génn parce que boobu ba tey ki porte plainte kenn mënu ko teg bët te mu ngi ci ñoom ñu fat yow yaay njiital mouvement Claire Vision gindi askan wi bokk ci ñu sos mouvement bii di le peuple Clédor Sène Rewmi FM mu ngi lay gërëm. jërëjëf.